li nga xam ne moom la jeunesse taxawaay bi nga xam ne jeunesse bi moom la ñu am léegi si li nga xamee ne mooy suñu société bi ok donc gis nañ ne démb yàggul tuuti am na ay vidéo yoo xam ne gars yi def nañ ko fi boo xam nga def ay xale nga gis ay xale yu ndaw dafay taati neen xam nga di dafay rapport sexuel si ba pare di ko caméra li nga xam ne moo gën a graaw di ko jël en vidéo ok pour dire que ñun on a des mots vraiment te war nañu xoolaat suñu bopp daal ñun jeunesse bi la jeunesse sénégalaise war nañu gën a xool suñu bopp parce que comme ni ma ko waxee la plupart du temps li ma koy waxee la plupart du temps rek jeunesse mooy yor réew ëllëg donc war nañu xoolaat suñu taxawaay bu baax parce que si suñu taxawaay si la ñuy xool maanaam ëllëg lu ñuy doon lan la maanaam ëllëg suñu maanaam avenir lan la maanaam suñu avenir dëkk lan la vraiment. et puis damay xool par exemple jeunesse bi nga xamee ne mooy commencé jóg nii léegi ñoo war a gouverner sama doom ok donc yenn taxawaay yi su ma gisee damay am lu ma metti torop donc et kon ni ñu koy waxee la plupart du temps rek les responsabilités sont partagées benn mu doon si ñi nga xamee ne mooy gouvernement bi ñaar les parents et ñett si jeunesse jeunes yi nga xamee ne ñoom ñooy def acte yoo xam acte de vandalisme yooyu nga xamee ne mooy xew. donc si gouvernement bi pourquoi gouvernement bi parce que tout simplement tey boo xoolee jeunes yi fi ñuy defee seen affaire yooyu seen actes yooyu noonu la plupart du temps du seen kër duñ ko def seen kër duñ ko def kër jàmbur mais fi ñu koy defee fan la mooy que dans des maisons maanaam des maisons comme par exemple les appartements meublés wala ay kër yoo xam ne dañ koy louer ok surtout les appartements meublés ou les chambres meublées mais les appartements meublés la plupart du temps gouvernement bi war na bàyyi xel parce que war na bàyyi xel si appartement meublé yi ñi koy yor ñan la ak nu ñu koy defee parce que ne me dites pas que ne nit dafay xëy rek ut appartement am meublé ko et puis commencé ko louer c'est-à-dire je dirais pas que ne maanaam noonu la war demee maanaam gaw mu ne noonu la war demee parce que nit buy tijji dara au moins am na ay papiers yoo xam ne moom la war a am dans les normes gis nañ fi muy passé le cas de Thione Niang donc cela veut tout simplement dire que nit mënul ñëw rek tijji appartement am def appartement am rek meublé ko rek commencé ko loué balaataa mu koy loué am na foo xam ne fa lay jaar donc man mënuma comprendre par exemple ngay jël nit di ko jox licence wala quoi que ce soit pour mu tijji genre affaire yooyu noonu te amoo benn taxawaay boo xam ne am nga ko si comme par exemple suivi maanaam di xool nit ki lu muy def lan la ak ki mu fay dugal kan la ak ñi mu koy loué ñan la parce que tey nit boo ñëwee rek jox ko possibilité pour mën a yor appartement meublé yow war nga def enquête pour xool maanaam yan genre la ñoo fay dugg te je crois que millions yi nga xam ne mën nañuy fay ay benn nit pour mu def liggéey ay nit yoo xamee ne tey par exemple je ne sais pas maanaam privé leen wala public maanaam privé la ñuy liggéey wala public parce que man mënuma comprendre koo xamee ne depuis des années ñu ngi koy fay ay millions par mois right donc ba muy dem ba màgget ñu koy fay ay millions mais kooku lu muy defal dëkkam moom lépp lu muy def dañ koy fay waaw mais kañ la ñuy toog ba maanaam nit ñooñu noonu ñuy defal dëkk bi si loo xam ne tey par exemple li leen di fay du bëri parce que quand même dëkk bi defal na leen lépp Sénégal defal na leen lépp jox na leen lépp ok donc xaalis boobu nga xamee ne moom la ñu jox millions yooyu nga xam ne moom la ñu jox ñooñu mais pourquoi pas ñu fay ko ay nit yoo xamee ne maanaam dañuy def genre enquête yooyu noonu maanaam enquête si lépp lu mu doon parce que tey mënoo jox rek nit nekk si réew nga ñëw rek jox ko ay doole yoo xamee ne maanaam tey du am benn suite du am benn suivi du am benn xool du am benn càmbat donc xale yi mën naa wax ne li ñuy def c'est parce que en grande partie gouvernement bi amul benn suivi bu muy def si maanaam si ñooñu noonu ñooñu nekk seen xaalis rek la ñuy xool donc nit bu ñëwee xale bu ndaw bu ñëwee 14 ans indi xaalisam boo sàgganee lu ñuy def dañuy jël louer la appartement léegi nag xale bi bu xam lu muy def si appartement bi ils feront du n'importe quoi te li ma si gën a jaaxal moo wax leen benn affaire mooy que ñooñu la ñuy gis xale yooyu la ñuy gis mais am na ñoo xam ne ñu ngi def lu gën a garaaw loolu noonu te gisuñu leen ba léegi maanaam defuñu erreur pour maanaam ñu jàpp leen donc gouvernement bi na xool taxawaayam lan la si côté boobu noonu franchement parce que soxla nañ ko millions yi ñuy fay dañ ko fay ñeneen ay 100 000 200 000 ay booy ñu maanaam surveiller genre affaire yooyu noonu ak yeneen yoo xam ne ñu ngi si biir réew mi donc côté boobu noonu ñu ngi fay xaar gouvernement bi li nga xamee ne mooy parents yi seen responsabilité dafa am benn tendance boo xam ne moom laa commencé gis fi nga xam ne mooy Sénégal tey boo xoolee couple yu bëri ñu ngi divorcé te là li si gën a grave mooy la plupart du temps dañuy am ay doom je dis pas que ne maanaam divorce warul kenn divorce nit ku marié divorce mën na am parce que
quel que soit alpha yàlla ni mu dogalee mariage noonu la dogalee divorce noonu la dogalee divorce tamit mu dagal mais quel que soit alpha man je me dis que on doit vraiment se poser la question c'est-à-dire on doit vraiment se mettre en cause bu ñu demee ba benn instant maanaam ñu ngi di engagé wu si maanaam relation dem di engagé wu maanaam su ma nee engagé wu maanaam di dugg si mariage parce que mariage du ay fo parce que nit ki nga xamee ne moom ngay dugg pour marier ak moom xalaat nga am ay doom ak moom suba te quel que soit alpha lu mënta am si doom yooyu noonu bu ëllëgee xam nga ku ñuy wax daan yaay ja wala ñu ne papa ja te la plupart du temps surtout sax yaay ji la ñuy wax donc ce qui veut dire que mariage yu léegi yi man xaw ma gars yi nu ñuy marié day ñëw rek maanaam day ñëw rek takk ñëw rek commencé am ay doom njëkk saay rek ku si nekk dem sa yoon léegi nag liy problème mooy doom yooyu bu fekkee ne amul maanaam éducation bi si war te éducation boo sàgganee mënu si am c'est-à-dire doom yooyu noonu boo xoolee yàlla moo leen di dimbali rek wala ñu am yaay joo xam ne au moins yaay ji xëy na je ne sais pas xaw ma nu mu koy lijjantee pour dundal leen parce que boo xoolee mariage bu tasee la papa bi day dem papa ji day dem yoonam papa ji bu demee yoonam mu nga xool maanaam na lay takkee keneen pour am beneen njaboot donc yaay ji aussi boo xoolee moom mooy nekk toppatoo njaboot gi léegi buy toppatoo njaboot gi yow nan ngay mën di toppatoo sa njaboot tey par exemple nga am ñaari doom wala ñetti doom ñeenti doom nga war leen toppatoo wala sax benn doom nga war leen toppatoo yaa ngi war a liggéey en même temps yaa ngi leen war a toppatoo en même temps yaa ngi leen war a éduquer soo demee di liggéey kan mooy jël sa doom di ko éduquer kan moo koy yar tey boo jëlee mbindaan mi nga xam ne moom ngay jox pour mu yar sa doom yi est-ce que kooku am na éducation bu baax parents yi nga xam ne ñoom ngay bàyyi sa doom par exemple pour dem wuti ci pour su ñëw dimbali say doom est-ce que parents yooyu tamit am nañ maanaam disponibilité pour maanaam dimbali xale bi pour mu am éducation bi nga xam ne tey maanaam tey jamono bi ñu toll éducation boobu moo war xale bu ndaw bi est-ce que maanaam parents yooyu noonu am nañ ko damay dégg benn waaye di wax benn borom xam-xam doon wax mu ne li nga xam ne moom nga defal sa bopp amul kenn kooku xam ne mën na la ko defalee plus que maanaam yow mii sa bopp parce que tey mën nga am sa yaay am sa papa am sa ndijaay am sa maam je ne sais pas ñoo xam ne ñoo lay téewal sa doom mais quel que soit alpha éducation bi nga war a def si ñoom mais amul kenn ku la ko mën defal ak si lépp lu mu mënta doon nga tëjji business même boo tëjji business sa ni nga mën a téye business bi amul kenn mën na la sa doom sa jabar sa yaay amul kenn koo xam ne mën na la téye business bi noonu comme noonu ok donc ñu war a xoolaat balaataa ñuy engagé wu balaataa société c'est-à-dire bul bàyyi société bi di la pousser ngay engagé wu si mariage alors que yow pare go que nga doon góor que nga doon jigéen pourquoi parce que tout simplement après li si arrivé yow rek maanaam sa ginnaaw nodd lay dal boo si amee ay doom gis nga doom yooyu noonu bu demee ba benn instant boo xamee ne toog nañ doom yi def yu bon sa doom yi def yu bon parce que amuñu éducation bu baax danaan yaay ji wala papa ji loolu la ñuy wax donc ce qui veut dire que bul bàyyi société bi di la pousser ak quel que soit âge bi nga am bul bàyyi kenn di la pousser si loo xamee ne paree goo boo paree mën nga engagé wu boo pareegul nag donc bul engagé wu parce que quel que soit alpha à la fin de la journée yow yaay ki nga xamee ne yaay récolter les pots cassés ok donc bàyyi leen xel si loolu bu la société bi pousser ba tax ngay dugg si loo xamee ne waroo si dugg wala jotagul right donc fi nga xam ne mooy laa jeexalee mooy xale yi dañ naan xale baax na mag baax na waaye tamit xale baax na góor baax na waaye jigéen baax na waaye tamit xale baax na mais mag baax na bu fekkee ne mag xale boo xamee ne maanaam dañ ne xale boo bu sa loxo setee xaw ma nga mën bokk ndab ak mag loolu n'est-ce pas loolu ñu koy waxee xaw ma nu ñu koy waxee su wolof noonu temps yi ma nekkee lycée gis nga genre affaire yi nga xam ne moom la ñuy wax nii xale yi di ñuy def nii fi mu leen di arrivé mooy moment bi nga xamee ne mooy l'adolescence comme ni ñu koy waxee la plupart du temps parce que boo nekkee xale nga dem ba njëkk saa commencé sa cër yi di mag nga commencé nga nekk xale commencé am dënn par exemple commencé gis si commencé génne commencé gis par exemple des choses di développer si yow ou bien des organes je dirais da ngay yaakaar ne même jigéen bu dee jigéen nga aussi nga commencé rafet commencé toppatoo sa bopp affaire yooyu noonu da ngay yaakaar ne maanaam bu asamaan bi doon daanu yow ma nga ko capté alors que c'est pas le cas fii nga jaar ñëpp jaar nañ fa te da nga fay passé da nga koy romb fii nga toll ñëpp toll nañ fa te dañ koo romb donc loo si mënta def lu bon après yow yaa koy rëccu te jamono bi nga xam ne fi leen nekk nii mooy lépp loo def dañ koy jël ñu enregistré wu say doom après dañ koy gis say sët après dañ koy gis sa yaay da koy gis ñëpp dañ koy gis xale bu ndaw day toog nekk parcelle yow nga dëkk fii nga xam ne mooy Liberté 6 moom mu koy gis di ko taal di ko gis donc booy def war nga def loo xam ne lu baax la wala lu jub la alright boo commencé nekk adolescent di jóg da ngay am ay fréquentation yu bëri
ñun ñëpp on a voulu être bien maanaam dañ dekk ni ñoo xam ne en un moment donné bëgg nañ baax moo tax biñu demee ba xool suñuy xarit yëpp dañ tànn ñi nga xam ne ñoo baax ak ñi nga xam ne ñoo bon soo bëggee baax nag di nga topp ñi nga xam ne ñu baax la boo bëggee ba nga dem topp ñu bon ñi c'est très simple donc ñun on a choisi topp ñi nga xam ne ñu baax la da ngeen di gis par exemple boo leen génnee si mbedd mi ngeen di gis ay xale yoo xamee ne ay jeunes yoo xam ne par exemple ils ont 15 ans entre 15 ans voire 27 ans nekk si mbedd mi di jaay ay affaires yu sew je ne sais pas pour seen ëllëg ngeen yaakaar na ñoom dañoo dof ou bien ils sont pas c'est-à-dire sont maanaam dañu amul éducation bien sûr que am nañ éducation am nañ lu ñuy xalaat ëllëg et c'est la raison pour laquelle ñu ngi rey seen bopp ngeen di gis ñuy jaay noonu di rey seen bopp ok donc yow sa bopp am na foo xam ne boo fa tolloo xale ñaar yi ñoo ko war soit nga jàng wala nga liggéey boo nekkee xale nag dëggantaan jàng moo la war te boo nekkee di jàng bu si boole leneen xarit yi du ñuy bëri ñaari façon xarit la ñu baax ak ñu bon xoolal ñi nga xam ne mooy ñu baax lañ boo bëggee mu jëf baax xoolal ñi nga xam ne ñu baax lañ nga topp leen parce que boo toppee ñu bon suñu bon ñi da ngay mujj bon te gis nga moo wax leen ko lii arrivé la plupart du temps xoolal lii xew rek la plupart du temps ñan la mooy ñi naan ay doomu cawaa affaire yu nangam gis nga bu fekkee ne maanaam sa papa amul sa yaay amul mooy li Youssou Ndour doon wax rek mu ne bu àndul ak moroomu bëyam su moytuwul lay ànd ak cere su àndul ak moroomu bëyam su moytuwul lay ànd ak dëxin bëy su àndul ak moroomu bëyam cere rek wala dëxin donc yow bu fekkee ne maanaam sa papa amul dara sa yaay amul dara waaw d'accord naa nga ànd ak ñu am mais na fekk ne mu doon ñoo xam ne ñu baax la mais di ànd ak ay doomu ñoo xamee ni baaxuñu yow xam nga ne ñi ngay àndal baaxuñu la ñuy def mooy soit sax ci seen xaalisu pap suñu paree dem mandee ko nga topp nga naan da leen topp si chemin boobu nga yaakaar ne maanaam yow kaana nga wala ne gars yi gën a nekk kaana fopp ñoo la gën a nekk kaana fopp mais nekk ko soxlawoo soxlawoo tux pour nekk kaana soxlawoo je ne sais pas naan sàngara pour nekk kaana soxlawoo ko te da nga soxlawoo sax nekk kaana qu'on se dise la vérité soit africain donc boo fi naan sàngara topp leen di naan sàngara wala ngay def di n'importe quoi xam nga la mooy mujje gis nga booyoo noonu nga xamee ne ay doomu cabaalam bu ñu demee ba toll si bu ñu demee ba am 20 ans 20 je ne sais pas 22 ans 23 ans nga yaakaar dañuy toog fii ànd ak yow continuer ànd ak yow non xam lu ñuy def seen papa yi ñoo leen di paasal bu ñu demee ba ëpp loxo seen papa yi xam lu ñuy def seen papa yi ñoo leen di paasal ñu dem Europe wala dem États-Unis te bu ñu demee foofu noonu dañu gis ñu leen gën a garaaw moo tax bu ñu demee foofu dañu obligé nekk cot liggéey la ñuy def boo gisul papa gisoo yaay ñu mettre la devant les réalités lenn ngay def mooy liggéey bu ñu demee nag liggéey 5 ans ou bien 10 ans après 5 ans 10 ans ils reviennent au Sénégal kay revenir au Sénégal nga yaakaar dañuy nekk di jàkkaarloog yow duñ sax ànd ak yow lu tax parce que instant boobu noonu tàmmaloo nan la yàmbaa bi instant boobu tàmmaloo nan li nga xam ne mooy sàngara donc nan nga sàngara ba ne tar ba maanaam kenn xamul looy ñuroon tux nga yàmbaa ba kenn xamul looy ñuroon parce que tout simplement ñoom bu ñu demee yow doo amati koo àndal te loolu dafay des sa deret bu desee sa deret après da nga koy wëri loo am si moom nga koy def ba noonu ngay dem ba futi yàqu ñoom nag dem nañ defar seen dund maanaam paasal nañ leen dem defar seen vie yow an sa pap an sa yaay amul lu mu passé pour nga dem France amul lu mu passé pour nga dem États-Unis donc yow doo réglé léegi après mu ñëw ak jabaram ñëw ak ay doomam su la xoolee gis na ne maanaam li mu fa bàyyi woon ba tey moo fi nekk moom il a changé donc mënatoo wax ba mu ànd ak yow donc léegi yow yaa war xam sa bopp soo nekkee xale jàngal ba ne ar pour ëllëg moo tax le savoir est une arme donc jàngal ok boo tolloo si liggéey nag nga liggéey léegi nag après lu yàlla def nga xam ne loolu la mais moytul àndandoo boo xam ne bu bon la parce que baaxul te da lay yàq ok donc gars yi loolu laa amoon pour wax ko donc moo si juumee ngeen baal